ak waa Medina seen doom a ngoog Moustapha ñaañaa ci gay ganna war ma yàq yo jóg way ñu jóg la war ma yëg ni way ñu jóg la waa ami internet Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax rawatina ñi nga xamante ne si ñoom ñooy suivre Dakar Buzz TV ci YouTube bi ak Instagram bi ak Facebook bi tey nag nee naa leen ma dalal ndaanaan loo xamante ne si macha allah kenn dootu ko laajte ci wàllu musique gu Sénégal muy kan tonton Bakar Seck jërëjëre bi maa ngi lay nuyu. waa yaay booy maa ngi lay ziar. di nuyu waa Sénégal. di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal jàmm ñi tëdd ci hôpitaux yi. ñi ci caabi féete gannaaw aussi yal na leen suñu borom génne ci jàmm di ñaanal bépp doomu aadama waa diaspora bi fépp fu sénégalais nekk Sénégambia sax laay wax muy gambien yi muy sénégalais yi yal na leen yàlla defal jàmm may leen jàmm xam nga kenn ku ci nekk li ngay ut ci àddina yàlla oyofal ko lool di nuyu nag waa Saloum waa Kaolack gi ma dëkk juddoo fa yaroo fa màggee fa donc maa ngi leen di ziar bu baax. di ziar sama sëriñ Mame Balla Mbacké wax dëgg yàlla bépp taalibe murit sama xarit yi samay soppe maa ngi leen di ziar. macha allah kooku mooy tonton Bakar Seck tonton Bakar dama bëgg ñu ñëw tuuti rek fi nga xamante ne si moom mooy sa début carrière nan nga def ba interpréter ci musique. waaw musique moom xam nga dafa nekk loo xam ne ci man deret la. donc peut-être que musicalement mën naa jàng musique damay jàng musique tëgg mi dama ko doon tëgg mi dafa nekk ci sama deret mais musique bi dama ko jàng ci suma benn kilifa goo xam ne mu ngi tudd Paate Mbay mu moomoon orchestre bu ñuy wax Wareef bokk ak Jimi Mbay ndey ak baay dëkkoon Pikine Xurunaar yaakaar naa ne que moom moo def ci man musique mook Jimi jàngal ma musique vraiment jàngal ma ay mesures xamaloo ma luy temps donc jàngal ma aussi tamit lu bari ji mi formé ma ci lu bari ci métronome et sama carrière ci musique mu ngi démarré benn orchestre bu ñuy wax Wareef à dehors de Wareef donc première cassette bi ma njëkk a joué mooy Dut Sow bu Ndomba Wan yàlla na ko suñu borom xare àjjana donc moom laa njëkk a tëggal cassette donc fi la mesure affaire yi nag commencé di ñëw quoi. ak pas mal de sumay nawlu sumay xarit ñoo xam ne que maak ñoom ñoo bokk milieu bi donc su ma la doon limal fi la ñuy fanaan xam nga parce que bari na ñoo xam ne maa def seen i album ku mel ni Aline Mbaye Nder Abdou Guité Seck Titi. loolu sax dinañ ci ñëw loolu dinañ ci ñëw ci kanam tonton Bakar mais comme li nga wax noonu tëgg mi da nga koo doon mais musique bi dafa nekk loo xamante ne si da nga koo jàng mais si sa début carrière lan nga fawee avant musique ak ci yan métier nga jaar avant ngay suivre li nga xam moom mooy musique bi waaw sabar gi moom mooy comme li ma la xam nga kërum géel moom soo fa juddoo màggee fa donc maanaam da ngay am rek ab dégg-dégg goo xam ne que parce que chaque jour yaa ngi gis sabar yi chaque jour yaa ngi gis kër gi ni muy xumbee géer ñi ci koñ bi nekk bëgg géwél yi xam nga mu nekk xam nga kër goo xam ne que kërub famille la bon à dehors de loolu amoon naa métier jaar naa ci menuisier def naa menuisier donc def naa aussi tamit vulgarisateur ci sama benn doomu nijaay boo xam ne que jam ñaajoo la nekkoon donc yàlla na ko suñu borom xare àjjana moom lañ tuddee Abou Sala bi sama doom bi tegal Sidi Diop xam nga donc vraiment ak pas mal def naa tailleur xam nga pas mal de trucs yoo xam ne que jaar naa ci parce que sama yaay bëggul woon ma taxawaalu et à dehors de tëgg mi amoon naa jaar naa ci métier yooyu donc ba nga xam ne que bi ma duggee ci musique bi nag parce que musique dafa fiir mënoo ko booleeg leneen donc après daf ma mën ci lu bari ba nga xam ne que comme man sama métier laa ko def aussi mu jël temps bu bari ci man waaw mu jël temps bu bari nag ci man. macha allah kon daal ku la jox ti si rek nga daal koy ñawal. waaw gis nga. loolu moom suñu borom dimbale nañu ci ba nga xam ne que ci nga li nga xam ne moom lañ xam ci musique donc. yàlla nag moo ñuy suturaal ndax yàllaay nangu et lépp lu suñu loxo dugg aussi tamit barkee ngi ci donc je pense que loolu mënul weesu sant yàlla. donc loolu am na solo. macha allah waaye. mais tonton Bakar est-ce que mën nga ñoo wax bi nga commencé ànd ak artistes yi. kan nga njëkk a tëggal kan nga njëkk a forcé sabar rek ni tey jii damay dem tëggal artiste bi. bon mooy li ma la wax Wareef laa jaar. orchestre bu ñuy wax Wareef. non bu weesoo orchestre. waaw maanaam ban artiste nga njëkk a jël say sabar rek ñu ni tey Bakar moom mooy demal boppam spécial pour tëggal ko.
bon musuma def loolu nag. peut-être que gars yi ñoo may soxla. mais pas ma jël sama sabar dem parce que dama amoon gëm-gëm boobu dama xam li ma yor. dama xam nga nit moom mën nga am marchandise boo xam ne di nga xam marchandise bi nga yor lan la. donc Bakane yàlla bindee na ko mu am taalibe am dal lool waaye xam naa ne que ku maîtriser ku mën li muy def la. donc ba nga xam ne que li ma yor du ma ko mos a wanteer parce que xam naa lan la looloo tax sax aw ma habitude di génn di dem ay boîte parce que dama xam li ma yor lan la donc mën naa toog ci biir 1 an bi wala plus 2 ans à part que groupe bi may bokk benn yoon la may xiir rek ma dem ci benn am feelingu de partager ak sumay naataangoo sumay xaritu musicien. loolu daal mooy waral sax nga génn boo voilà xamante ne si la. waaw mais su ma nit soxlaa quand même mu wóor ma ne que parce que xam nga àdduna da ngay toll benn moment boo xam ne que fuñ la soxlawul soo fa demee di nga late te aussi tamit lépp luñ la fa def rek c'est parce que yaa ko teg sa bopp parce que woowuñ la fa soxlawuñ la fa donc loo fay wuti donc moo tax toujours rek je préfère que sant naa yàlla ci bi ma mënee garder image boobu par rapport que sama carrière quoi waaw. ci artistes yi kan ak kan nga jot a liggéeyal ci artistes yi tudd nga fi léegi ku ci mel ni suñ papa Baaba Maal ñu ngi koy nuyu au passage bu baax a baax ak bi ngay liggéeyee ak moom lan la yokkal loo xamante ni si nii di nga toog ba si yàgg sa xel ni lii de expérience bi yokk ko ci man kat grâce à Baaba Maal. non Baaba Maal daf ma defar c'est-à-dire que le problème mooy Baaba Maal bien vrai que suma métier moo ma fa yóbbuwoon ma maîtriser ko mais dafa nekk nit boo xam ne daf ma defar parce que dara mënu ma saf. ci àdduna macha allah su ma dee woon tey ci wàll yu may def ci muy musique tey jii par exemple lépp mat na ndax fépp fooy xalaat rek dugal na ma fa fépp fooy xalaat ci àdduna taxaw naa fa ak Baaba Maal joué nañ fu mel ni Wembley joué nañ fa ak Guichet Fermé ak Carlos Santana joué naa ak Carlos Santana joué ak Ernest Ranglais joué ak Taj Mahal joué ak Luciano donc pas mal de trucs yoo xam ne que ci ay projet nga jaar yëpp noonu grâce à Baaba Maal. grâce à Baaba Maal liggéey ak maison disque Island Record donc grâce à Baaba Maal donc aussi mu nekk groupe boo xam ne que famille la aussi da ma jàng ci lu bari ci musique aussi ñu jàngal ma ci lu bari ouverture bu ne am naa ko à grâce de moom Baaba Maal xam nga donc may profité di ko remercier bon vraiment donc mayoon nañu sens aussi ci biir maison disque bi ñu nekkoon ñeneen nit di ñu gis ci moom di mën a loolu di gën a yaatu donc moo tax vraiment mënatuma gis lu ma jaaxal ci musique donc parce que international bi vraiment xam nañ ma ak moom aussi fu ma joué woon rek fu ñu jaaroon ci àdduna bi rek vraiment damay gis tampon boobu quoi. macha allah voilà. ñu xamee la tëgg sabar comme ni nga ko waxee ak boole ko musique mu doon loo xamante ne si ndax yomb na parce que tey di tëgg macha allah tey bëgg nga kuy génne sa album sentir ci ki nga xamante si moom mooy Bakane Seck est-ce que du diyoo boobu nag ak li ngay tukki lu bari moom moo waral carrière bi xaw a yéex nii. non noo tuddee carrière bu yéex. maanaam musique boo xamante ni si sa yëfu bopp la ba ngay ànd ak ay artistes dem di non maa ngi def sama yëfi bopp mais comme niñ la war a gisee boog ni la Sénégal wala découvrir dëgg. waaw bon xam nga sant yàlla mënul weesu déjà maa ngi sama groupe bopp maa ngi tourné maa ngi li ma naan des fois bërigo bu fees neexut a yëngal donc ñu ngi sant yàlla bu baax parce que sénégalais yi peut-être que mën na am na ne que li fës rek lañ gis am na lenn loo xam ne fësul te mu ngi yëngal partout ci àdduna bi xam nga donc ñu ngi joué ñu ngi tukki ñu ngi sant yàlla bon y avait benn moment boo xam ne dama arrêté woon lu bari parce que sama yaay dafa feebaroon mënuma ko woon booleeg yëngu bi carrément mu génn àdduna aussi ma xaaroon patienté donc là te avant boobu maa ngi ak ñaari album international yoo xam ne pare na ak benn album boo xam ne dama koy jox samay fans et je pense que ne li nga ma laaj noonu à partir le 4 bi octobre bi vendredi 4 ci laa war a njëkk a def sama première sortie mais ci beneen fànn boo xam ne du mbalax. mais loolu après dinañ ci ñëw tonton Bakane. waaw sa musique yeex gu mu yeex c'est-à-dire que maanaam est-ce que du li ngay voyager aussi tamit voyage bu bari bi parce que yéen boo xoolee tey jii yow ni la Sénégal yi war a découvrir
dafa des lu baree bare dafa mel ni kaw gi daal ñoo leen gën a xam fii nga xamante ne si moom mooy waa Sénégal. waaw non je pense pas sax xam nga tukki bi aussi liggéey la. liggéey tukki bi dañoo dem pour jouer ji musique dañuy dem pour enregistrer ji dañuy dem pour am yeneen ouverture aussi parce que àdduna soo ci nekkee di def musique donc da ngay ñaan yàlla am yeneen ouverture parce que tey jii bien vrai que Sénégal lañ dëkk fii lañ nekk di musique mais musique gu ñu aussi rek pour Sénégal dañuy musique pour àdduna bi dañuy musique c'est vrai que pour les fans aussi tamit tey jii léeg-léeg Bakane jaar foo xam ne que am na ci ñaari nit ñeent ñoo xam ne que xamuñ fan mooy Sénégal léeg-léeg nit tim ma ne ma where you from ma ne ko am from Sénégal xam nga ñu xam nga waxtaan et tout à cause de loolu mu xam ci sama réew donc kon je pense que ne que tukki bi aussi am na solo parce que demuma rek pour tukki kese maa ngi dem pour tukki pour liggéey pour def musique pour wane sama turu dëkk xam nga taxaw sama ambassadeur u dëkk en tant que ambassadeur donc loolu moo waral ka tey jii bon Sénégal je pense que ne que ñi ngay laaj Bakane Seck xamuñ ma bariwul. mais gars yu bari dañoo foog ni Bakane tëgg ñu bari buñ la xamee ci tëgg mi leen la gën a xamee. waaw mais mooy priorité bi waaw mooy priorité tëgg mi mooy priorité bi. parce que tey jii ma wax la ne que ñun ñëpp ñi fi ne ñun les percussionnistes bon dañuy def parce que li ñuy def ñun duñ ay woykat on se dit la vérité ku nekk dafa am foo xam ne que moom mooy loolu donc tey jii ñu ngi def ay album suñuy album yàlla di def suñuy fans di ko bëgg muy def ay leneen loo xam ne que maanaam mu ngi def ay it di kawe suñu njort moo tax ma ne la sànq maa ngi naan la lépp lu may génne damay respecter samay fans maanaam mën naa toog 10 ans wala 5 ans du ma génne album te heure boo ko génnee soo xoolee Maulana nga xool Morsa Lamb ji nga xool Sénégambia donc ba léegi soo ko dégloo da ngay yaakaar ne que bi mu génneeg léegi motul 1 an te là actuellement ça fait presque 10 ans donc nga xam ne que liggéey bu jaar yoon aussi dafa am solo donc liggéey nag moom jarul yàkkamti donc nit ñi ñu ngi ñuy bëggee maa ngi leen ñuy bëggee su may fans ak ñi ma bëgg leen donc je pense que le reste mooy dara jarul bir wi parce que lépp looy def rek na nga fexe ba def ko ci xam nga personnalité ak fulla ak fayda xam nga sàcc sax soo koy def te amoo ci fulla ak fayda du dem donc moo tax man je préfère que sama liggéey lépp lu ma ciy def rek damay jiital fulla ak fayda ak jom ak gore ak ngor laay boole je pense que ne que li fi ma war a yëngu maa ngi fay yëngu samay fans ñu ngi ma fay fekk gëjoon naa yëngu nag moo tax ma ne gëj naa yëngu daal waaye bés bu ma yëngoo ngéwél dina neex soo gisee single bu bees bi donc voilà looloo waral album la mais ñu ngi ci nànk-nànk vraiment di préparer sortie album bi ak yeneen ñaari xale yoo xam ne Bakane aussi mu ngi pare pour won ko askan bi waaw. tonton Bakane ba léegi mu ngi liggéey ak Viviane ñu ngi liggéey ba léegi sama yaay Fall la peut-être que nit ñi mooy li may wax rek xam nga tey jii àdduna soo ci nekkee man dama nekk nit bu am principe maanaam Viviane sama yaay Fall la Viviane dafa am lu bari lu ñu bokk maak moom bi ma jógee ci Baaba Maal Viviane laa nekkal et mu nekk nit ku baax man it ma nekk nit ku baax ñuy ànd ci dëgg ak sincère mosuma ko dégg mu wax lu bon mosuma ko dégg mu wax lu ñaaw moom it mosuma dégg mu wax ma lu bon wala lu ñaaw donc looloo tax tey jii ba léegi sooy gis ay albumam peut-être que mën nga ma bañ a gis derrière ci actuellement ci groupe bi ma bokk ci mais li ñu bokk dépassé nag ay affaire de groupe parce que heure bu ma soxlaa n'importe quelle heure daf may woo man it heure bu ma ko soxlaa n'importe quelle heure dama koy woo parce que sama yaay Fall la sama xarit la. mais est-ce que du kóllëre googu moom moo fi des rek mais Bakane nekkatul ci Viviane carrément. waaw non en fait Bakane tey jii mënul jóge ci Viviane mooy li ma la wax c'est la famille dama ne la nekkatuma ci ginnaawam di jouer mais tey jii heure bu ma soxlaa moom mooy soxla. maanaam nekkatoo fa mais bu la soxlawee pour liggéey. mais bien sûr nga dem liggéeyal ko. mais jógewuma fa sax. parce que ay frères et sœurs lañ. frères et sœurs lañ et ñu ngi liggéey ñu ngi saafante lu bari ñu ngi waxtaan ci àdduna donc di waxtaan ci famille di waxtaan ci parce que noonu la ñu yàlla bindee. aussi damay profité di wax ne man suis quelqu'un boo xam ne man xaw ma wax lu ñaaw man du ma wax lu ñaaw du ma def lu ñaaw du ma wor xaw ma loolu. man noonu la ma yàlla bindee su quelqu'un boo xam ne li ne ci man rek laay wax lépp loo xam ne nekkul ci man te dunduma ko duma ko wax ndax ku gëm sama bopp laa ku gëm li ma doon laa te it ku xam fu may teg sama tànk laa.
ba léegi ci cadre musique lañ nekk yan relation nga am ak Pape Diouf. moom suma frère la ñoo bokk ndey ak baay Pape suma frère la Pape benn avant sax ñuy ànd nii dafa am lu bari lu ñu boole dañoo bokk maa ngi moom deret c'est que avait benn doomu maamam boo xam ne donc moom moo doon sëy ak suma grand frère bu ma bokkal ndey ak baay suñu taaw àdduna di dem ba suma benn doomu nijaay bu naan Seex Jabaay moo ma présenté Pape Diouf et Pape bi ñuy xamante di miinante daf ma doon fekk répétition Viviane cosaan à l'époque ñuy waxtaan ci yu bari ñuy dund lu bari di àndandoor nekk ay xarit nag nekk ay xarit franchement parler xam nga àdduna soo fi nekkee di wax da ngay wax li nga gëm dama ne dama am ñaari xarit yoo xam ne que dañuy fréquentante dañuy waxtaan mais yàlla seede ne que du ma ànd ak koo xam ne kuy wax lu bon la man du ma ànd ak ku baaxul Pape Diouf Sidi Samb su may xarit lañ dañoo am ay relation personnelle maanaam loo xam ne que dañuy ñëw sama kër n'importe quelle heure damay dem seen kër n'importe quelle heure xam nga mais Pape suma relation ak moom su ma la ko doon wax tey fii lay fanaan fii la ñuy fanaan ma ak yow suma frère la te aussi loolu muy wax ci moom mu dëgg lool man it li may wax mu dëgg lool mu xam ko ma xam ko. daal da ngaa dem fekk ji sa rakk pour liggéey ak moom. waaw si parce que man loolu mooy àdduna Pape Diouf a ngi fii ñeneen a ngi fii ñeneen man ñëpp sumay xarit lañ ñëpp dama seq ak ñoom jàmm mais Pape suma frère la suma xarit la ñoo bokk ndey ak baay suma xarit la très sérieusement waaw xaw ma tey wax lii man suba ma wax lee nit ku baax la nit ku gore la nit ku dal la nit ku am éducation bu baax la ba baa may gis contraire ci moom su ma wonoon leneen nga xam ne ku bari fula laa ku man sama bopp laa mais yàlla defal déggoo ma ne la yàlla defal na ma lépp. jot ngaa jaar ci ay artistes liggéeyee nga ak ay artistes. yu bari macha allah comme ni nga ko waxee. léegi tey njëng ci Pape Diouf. yan qualité nga gis ci moom yan qualité nga gis ci Pape Diouf. non mooy yoo gisul ci ñeneen ñi wala lan la gën a yokkal loo xamante ne si daaw ko gis tamit. ci ñeneen non je parle pas ñeneen ñi parce que ñeneen ñi xamaluma leen dara. mais moom mën naa wax ci moom. ñeneen maanaam ndax yaa ngi gis sa bopp bu baax a baax si Pape Diouf par rapport ak keneen ak keneen. non gis sa bopp xam nga gis sa bopp mooy maanaam fi nga toog di ànd ak moom Pape du musique moo ñu boole Pape sama frère la li ma ko mën a seedeel mooy xam naa ne que waxtu julli du ko raw ku fonk ay waajuram la ndax man sama yaay laa gëm ak sama baay te donc ku fonk ay waajuram la waxtu julli du ko raw musuma ànd ak moom dama am ay principe nag li nga may gis nii ma dégg ko mu wax lu ñaaw te bés moo ko déggee ci gémmiñam la ma ko war a wax peut-être que ñun ñaar la concerné dama ko koy wax xam nga donc respecté na yaayam respecté papam te am na seen ñaan aussi ànd ak ay rakam boot ay rakam ànd ak ñi mu war a àndal je pense que ne que kooku ku baax la donc loolu laa ko mën a seedeel mënu ma ko seedeel leneen. ci côté koppar ndax mu ngi génne koppar yi. non koppar loo tuddee koppar. xaalis mu ngi koy génnee xaalis mu ngi koy génne c'est-à-dire. xaalis mooy. sa digganteeg yow sa digganteeg moom. non romb nañ foofu ma ak moom Pape déggoo ma ne la sequñu ay affaire de koppar ak yooyu su ma fekkoon ci moom léegi 1 milliard daf ma koy jox maa la wax lu mel nii. tonton Bakar te lu mu am est-ce que du presse bi kii moo non tax ngay déggoo ma ne la kii di Pape Diouf xam nga kuy sama géer Serigne Saliou Mbacké man du ma wax man bokkuma ci ñuy wax ay waxantu yi man Serigne Saliou defal na ma lépp mat na du ma wax nit mukk lu la neex man sama bopp laa gëm képp ku ma soxla rek c'est parce que dafa am talent boo gis ci man ba mën a exploiter loolu. su ma amutoon talent yàlla defal na la ko macha allah yàlla na jëm su ma amutoon kel talent Kaolack gay ma dëkk laay toog di tëgg samay taani bee rek ñoom seen ak yooyu kenn soxlawu ma yaa ngi dégg mais quand même fépp fu ma gisul sama bopp dama fa toog. ci talent boobu laay wax li ndax métier mi dafa am secret parce que macha allah tonton Bakar ñun ñii sax mun la xamee dëgg yàlla li ngay tëgg ci la ñëpp kii talent boobu. noonu lan la lu ma dondu la. kuy sa mag Aziz Seck sama mag moo njëkk a tëgg sabar ci musique sénégalais tey jii musique sénégalais képp kuy tey gala ñu sabar waroon nga jékki-jékki di génnee chaque weer asaka di ko ko jox. kuy sa mag Bada Seck kuy sa mag Thioma Seer Mbaye kuy sa mag Alsane Diouf
kuy sama Abdourahim Ngom mais loolu ku mu doyul dara dootu la doy ba pare dem naa tey jii ba ni may nekkee samay doom a ngi ci biir musique bi ku mel ni Babacar Seck Pagaye Mbaye na ma rey ay ñoom Abou Sala ñoom Alsane Abbas mais secret bi lan la secret Tonton Bakane mën lan li la ngay def rek amul secret fii ku fi ne soo mënee li ngay def gars yi dofuñu gars yi dañoo yor ay nopp di dégg waaw ñun tamit dofuñu li ngay tëgg ak par rapport ak ñun li ñuy dégg tamit parce que nag nopp non jàng rek jàng ak akub taalibe rek heure bu ma toogee damay gën a yeesal sama jàng respecter aussi public bi nga xam ne dañuy déglu musique ak déglu percussion mais loolu kon war nga ko wax jeunesse bi de xale yi nga xam dañoo ne ci sabar yi waaw non bon xam nga tey jii ndax li ngay tëgg ak ñun li ñuy dégg suñu nangoo jàng suñu suñu ñemee jàng ak nangu ku leen conseil nanga dëkk donc suñu borom dina leen defal jàmm parce que ñun dañ ba léegi ñu ngi soxla conseil ñun jusqu'à présent ñu ngi soxla conseil te xoolal xale yi nag gëstuwuñu waaw non parce que léegi dañuy bëgg a jug rek def seen bopp ay star waaw mais ku ko ci def ay tamada di rang xoolal ku ko ci def comme ni nga ko wax segam yow mi nga xamante ne si macha allah ba léegi yow yaa nekk si jàng xam nga yaakaar naa loo jàng lu ne doo ko tere nañ jàngiwaat bu baax a baax waaw xam nga xale bu ci nekk soo gëmee loolu ku ci nekk soo gëmee loolu c'est parce que yow loolu nga gëm mais lii dëkk nit ñi xam nañ ko lu dul dëkk ba ci musique lu dul yàgg sax waaw ba ci musique ci studio ci leneen ak leneen ak leneen donc nit ñi dofuñu donc je pense que ne que ñun dañoo war a respecter public bi il faut ñu respecter ñi nga xam ne que dañ naan ñun ay artistes lañ war leen a jox maanaam un bon exemple li ñuy déglu li ñuy dégg ñoom ñu koy dégg mu jaar yoon mais su jaarul yoon gars yi dofuñu duñ ko jënd duñ ko consommer te kenn du la fréquenter. macha allah ci musique laay des ba léegi gis nañ ni léegi macha allah waykat yi bari nañ noonu laa ko mën a tuddee xale yi léegi ku jug génne single toog sa kër yee sa benn mot daal di génne tas ci réseaux sociaux yi naka nga gisee musique bu léegi fii ak fi musique bi toll nii. waaw musique am nañ ci part de responsabilité wax parce que nag comme li ma la waxoon sànq rek te musique dafa toll foo xam ne que dama naan gars yi il faut pas que ñu naxante gémmiñ bu waxul dëgg rek day wax fenn et ci lu bari war nañ ko xool musique du clan musique xam nga lan la da ngay prouver ci lépp looy génne ci àdduna war nga mën a xam lan la sànq wax naa la ko nee naa la xale bu ci nangoo déglu conseil yàlla mën na la defal jàmm tey jii xam nga dama la tëjal wax ji ma ne la ñiy consommer musique dañ leen a war a respecter parce que soo leen respecté wul mën nga génn dara tey mën nga nekk sama géer ma bëgg a ñëw rek seet si la ne la pour ma woy la mais ma woy la rek pour nga génne dara jox ma ko mais est-ce que après su woy wi nekkee un mois keneen dina ko dégluwaat duñ ko dégluwaat parce que dañ naan jaarul yoon mais carrière dafa am lépp looy génne da ngay sóor pour sa carrière dafa am ñoo xam ne que dañuy musique pour xew am ñoo xam ne dañuy musique pour carrière am ñoo xam ne dañuy musique pour wut buzz. mais mooy loolu mooy xew bi xew ko tëj na lépp am na ñoo xam ne dañuy dugg studio pour maanaam xew am ñoo xam ne que li ñuy def pour carrière et li ngay def su nekkee carrière vraiment aussi ci exemple ci yu bari nag ci musique bi ci nga am njaboot ñaan yàlla sa der nga respecté sa njaboot ñu lay wax lu rafet xam nga loolu da nga koy liggéey xam nga mais Tonton Bakane fi musique toll nii est-ce que jotul xale yi tamit dem gëstu musique xam lan mooy musique ñu soog koo génne bien sûr parce que man mënu ma comprendre comme ni nga ko waxee nii xëy nekk jeune talent bu bees génne sa benn single même pas 1 mois 2 mois affaire bi fay nga demaat toog lem sa géeñ est-ce que loolu jotul ñu gëstuwaat xam bu baax a baax lan moom mooy musique ak lu musique di wax parce que musique dafa diis dafa am valeur. waaw mooy li ma la wax rek xam nga lu waay def sa bopp man de li may def dinaa ko def soo dee tëggkat sabar soo bëggee dégg dëgg ci kàttanu yàlla fii ak sunu borom reyu ma heure bu ma duggee studio dinaa créer loo xam ne su génnee dina dugg ci xolu doomu aadama yi ndax dinaa ko teg ci yoon pour ëllëg ñi may soxla tey jii su may joué ak Baaba Maal wala may joué ak Viviane wala may joué ak Pape Diouf mais joué wu ma pour ñooma damay joué pour ñi may seetaan si parce que xaw ma yan ouverture laa fay am mais te loolu da nga koy liggéey donc moo tax très sérieusement xale yi nañ nangoo jàng musique nañ respecté li ñuy def parce que soo demee ba ne musique nga am war nga koo mën a jox cër woo xam ne que pour ëllëg si biir soo dee tëggkat sabar soo dee woykat soo dee guitariste yaa xam waree fa loo mënti nekk donc liggéey ko ba ku la gis respecté la. macha allah ci musique boobu la ñuy des ba tey ak talent beeg macha allah li nga ci wax yëpp ñu gis lu bees tàq nga génne ko muy jërë-jërë. Bakane tëggal. Bakane tëggal waaw mooy li ma la wax rek nee naa la xam nga ne
gëjoon naa yëngu te it su ma yëngoo ngéwél dina neex donc loolu dafay wane ne que bon benn morceau boo xam ne que dañ ko génnee xam nga baakan tëggal bon ma ci rendre hommage Sénégambia yëpp et di ci rendre hommage sama sister Roxi Malick Lo et xam nga Gambie dama fa am jaar-jaar. ci Gambie boobu laay ñëw tonton Bakane parce que sénégalais yi nee nañ Bakane dafa bëgg ñi nga xamante ne si moom mooy Gambie yan relation nga am ak Gambie. parce que su may xarit lañ parce que xam nga man dama Gambie laa dooree Gambie laa nekkoon nag mu métti lool temps yi Oasis benn boîte bu tuddoon Oasis donc ma bari woon fa nag ay fans dëkkoon Mbayeen Angle Sine Dob Sine et comme li may wax rek donc mu nekk loo xam ne que tey jii àdduna soo dee gor fa nga démarré waroo ko fàtte te it Gambien yi baax lool ma amoon fa benn xarit boo xam ne lu ne aussi tamit def na ko ci musique di investir ci xale yi muy Sol Saw xam nga donc vraiment. Sol Saw moom dafa mel ni way nga ko si jërëjërë bi. non woy naa ko ci sama premier album. woyoon naa ko ci moom jabaram Ami Ndiaye ñu nekk samay xarit bon xarit yu yàgg mu doon def ay masda bi ak yeneen groupe xale yu bari yu mës a produit donc man maay def produit yi donc loolu sant yàlla la moo tax mënu ma fàtte Gambie ci sama carrière waaye. ñu for ci weewu béy ni Bakane dafay génne album boo xam te ne c'est international la. loolu est-ce que c'est vrai. waaw ñaari album international. waaw ñu ngi ci ñaar. pourquoi lu waral ñaari album international yi. benn bi percussion la beneen bi musique moderne la ak yeneen xeeti musique ci album international ci album international bi ak national bi aussi. ñaari album international yan surprise dañ mën a xaar ci album international. bari na ñu ma ci invité sumay xarit Baba Maal a ngi ci Carlo D ngi ci Papa Diouf a ngi ci donc bari na ay affaires yoo xam ne que Akassa sama rakk mu ngi ci xam nga comme ni ma la ko waxee donc ñu ngi ci liggéey yu am solo daal. waaw ñu ngi ci ak national bi yëpp ñu ngi ciy liggéey bu am solo donc li ci des nag ñu bàyyi ko ci loxo yàlla parce que nit mën nga sabab rek mais yàlla mooy matal et mais ñu ngi ñaan yàlla lépp lu ñu def aussi suñu borom teg ci loxoom waaw. maanaam album national bi comme ni nga ko waxee xanaa jërë ci la bokk. non jërë mooy sama label. man jërë. non clip bu jërë bi ndax ci album bi la bokk waaw ci lay bokk ci album bi la bokk waaw jërë ci lay bokk. jërë bi dina ci bokk ak yeneen. xam nga yoo xam ne que bi ma ànd ak sama yaay Fall bi Viviane donc yëpp dina ci bokk ah. foog mais pourquoi jërë lan moo waral jërë ba pare nga jël label. jël sa label tuddee ko jërë. parce que loolu laa doon rêvé jërë maay jërë bu mag bi. parce que dafa am ñoo xam te ne dañ lay seetaan comme man mii sax toog fii tey bëgg naa xam lan moom mooy jërë. voilà ni ngay déggee ñu naan 5-5 rythme wala feneen ak feneen wala waa Kër Doudou Ndiaye Coumba Rose. noonu la jërë amee alaaji Ali Gueye Seck Yému Góor Seck mooy sama baay bokk ak Ali Gueye Seck papaay Aziz Seck benn baay et ñu bokk ci famille bu naan jërë ma ca mbéy Saxiya Sala Mbaye et bokk ak Papa Ndiaye coppet sama jarbaat mooy profité di ko nuyu à passage donc bokk ak aussi tamit Dame Sène mii ngay gis donc man maa njëkk a def singalam aussi xam nga jërë yaatu Europe Seex Yirim du Mbaan donc ñoo bokk jërë moom macha allah ñu ngi koy dégg rek te sax na sax ci musique Sénégal sama rêve moo dama doon rêvé pour yóbbu turu jërë fu ko kenn musul yóbbu ci àdduna donc moo tax Gambie le 31 décembre ak le 1er di nga gis exactement par rapport que li ñu war a def ci kàttanu suñu borom. ci Gambie. muy le 30. le 31 décembre ak le 1er. le 4 octobre luy xew. le 4 octobre on va bëre beneen fan de musique. incha allah. macha allah tonton Bakane fan yii nag déggoon nañ ay rumeur yu bari yoo xamante ne si macha allah muy sa digganteeg sa jigéen boobu noonu di Mbène Diatta. du ma ci wax problème bi. du ma ci wax. lu tax doo ci wax tonton Bakane. non du ma ci wax. waaw ba tey tamit ay rumeur yu xamante ne si mu ngi xew fii ci Sénégal nekk dëkku diine dëkku l'islam boo xamante ne kenn rafetlu wu ko muy coowal góor jigéen. ak coowal lesbienne yi nga xamante ne si. du ma ci wax. tonton Bakane lu tax doo wax ci loolu. sunu dëkk. ku ne da nga am loo bëgg nekk. mais coowal góor jigéen bi lëmbee je suis très mal placé man xam naa ne que góor pire la sama njaboot ay góor pire lañ. keneen ku ci nekk li ngay def yow la intéressé sérieusement dinaa topp sama choix waa dëkk ak sumay kilifa diine mais lépp lu jëm ci côté boobu duma ci wax. mais ak ni mu lëmbee Sénégal nii. ba pare rawatina ci seen sow bis bi la ñu ëpp di koy gis taalibe Serigne Touba Xaadim Rasul la barki Serigne Saliou duma ci wax.
ah kon loolu duma ci sori man ko ci kon loolu duma ci sori lan ngay tàggoo. maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp. yàlla na leen yàlla dooli jàmm. di lay ñaanal ni nga def tey saf na ma lool. merci. et di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla dooli jàmm. amiin amiin te Sénégal. c'est le Sénégal qui gagne vendredi le 4 Oboba. bu leen ko kenn nettali di ngeen gis Bakane ci yeneen fànn di ngeen yaakaar damay. mais tonton Bakane mënoo demee noonu fallait que nga may benn affaire Dakar Buzz. non Dakar Buzz dama leen a invité le 4. mais xam nañ ni le 4 dañuy ñëw mais xanaa di nga may dara ñi suivre Dakar Buzz. li ma lay may yow rek yaa koy am yow kese. le 4 à suivre la ñu wax bu leen ko kenn nettali. merci beaucoup gis ngeen ki nga xamante ne si moom lañ dalaloon tey muy Bakane Seck macha allah li mu koy waxee jërëme ci mbay saaxa yàngala mbaay moom lañ dalaloon fii tey macha allah xanaa di leen jox rendez-vous rek ci yeneen i invité ak yeneen i surprise ak Dakar Buzz. Peace and love.